السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk ahlul xadis ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a sell muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di am mbégte lool di dellu siwaat ak yéen tey ci thème bu am solo bi, thème boo xamee ni dafa aju ci kenn ci ñi nga xamee ni ay candidat lañu pour élection présidentielle yi nga xamee ni moom la ñu dëgmal di amee ci mois de février bi ci 2019. Candidat boobu ñu koy woowee Ousmane Sonko. mu nekk candidat bu am solo, nekk candidat boo xamee ni ku mën a wax ak peuple bi la, waaye tamit nekk candidat boo xamee ni dafa yor projet, waaye tamit rax ci dolli candidat la boo xamee ni képp koo xamee ni bëgg nga Afrique, moo xam ci ñi nga xamee ni dañuy doon woote li ñuy tuddee négritude muy az-zunuja en arabe, ak képp koo xamee ni da ngay woote ci indépendance boo xamee ni bu dëggu la pour les peuples africains, di nga gis ci sa bopp ci Ousmane Sonko. c'est un Africain boo xamee ni bu gëm Afrique la ci discours am, boo déggee ni muy waxee ak revendication yi muy indi, boo ko xoolee da nga gis ni nit la koo xamee ni ku bëgg Afrique la, ku bëgg peuple am la. te loolu boo xoolee jeunesse bi léegi ñi ci ëpp, surtout dans la diaspora, ñi nga xamee ni xëy na yàlla ubbi na ci seen bët ba ñu gis africains yi ni ñuy dundee ci dëkk tugal yi, ñu gis ni am na candidat boo xamee ni ci li ñëpp jàpp ni mooy loxoom set na, ndax gisaguñ ko ci benn girawaali. loxoom set na, te bu ñu xoolee ci condition yi nga xamee ni ci la génne ci gouvernement bi, wala boog ci la génne ci poste bi mu yoroon, danañ gis ni loolu yëpp nit la koo xamee ni am na lu muy bañ, nit la koo xamee ni tamit ku jub la, nit la koo xamee ni tamit kuy bañ la. kon yooyu yëpp dafa nekk loo xamee ni daje na ci moom. boo gisee mu ñëw daana mujj fee am parti, wala boog ci ñu mujj am parti, je suis en train de faire une vidéo, un son, pardon. loolu buñ ko dégloo danañ gis ni loolu moo waral kon lu bari ci jeunesse bi, ñu bari ci ñi nga xamee ñoo nekk ci diaspora bi ak ci biir Sénégal, ñi nga xamee ni dañu jàng, moo xam seen jàng sori na wala soriwul, waaye ñi jot a dem école, li tàmbalee ci secondaire ba jëm université, da ngay gis ni ñu ci ëpp dañu mujj ànd ak candidat bi nga xamee ni mooy Ousmane Sonko. parce que tamit discours am dafa nekk discours bu leer, discours la boo xamee ni dafa leer nañ, mu bind ci téere, waaye tamit di ko leeral ci anam goo xamee ni c'est accessible. maanaam sénégalais bi jàngul sax bu ko dégloo dina xam ni kii li muy wax nii lu leer la, te dina xam ni tamit kii wax nii nitu ku am conviction la, ku gëm la aussi li muy wax. yàlla rek moo xam li ci biir xol yi, waaye li mu wone, te ñun ci diiney islam yàlla daf ñoo digal jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ci kàddu googu ñu xam ni yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xamee ni moo méngoo biiru doomu aadama bi. nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla al bawatin. yàlla moo xam li nekk ci dëgg li nekk ci biir nit ñi,
Sonko nag bi mu tàmbalee ba léegi gis nañu ni yàlla may na ko mi ngi dajale lu ëpp ci population bi ñu bari ñu ngi topp ci ginnaaw. Gis nañu bi mu ñëwee ci Europe, gis nañ bi mu demee Amérique, gis nañ engouement maanaam cofeel gi ak nit ñi nga xamee ni ñoo ko topp. Gis nañu ni phénomène bu bees la, comme ni nga xamee ni ñu bari noonu la ñu gisee Ousmane Sonko, dañ ko gisee comme Macron boo xamee ni dafa woote mouvement nit ñi topp ko, koo xamee ni jaarul sax ci politiciens yi fi ñu daan jaar créer parti wut ay base et cetera. Donc donte nag am na parti waaye gis nañu ni bokkul ak candidat yi nga xamee ni dañuy wër di joxe xaalis, waaye moom dafa bokk ci candidat yi nga xamee ni ñi ko gëm am yaakaar ci moom ñooy dajale seen xaalis di ko jox. kon loolu yëpp dafa am lu muy wund, waaye loolu yëpp tamit taxul ñu mën a wax ni moom moo gën ci candidat yi. waaye en tout cas daal li mu wane ci terrain bi actuellement benn candidat ci candidat yi nga xamee ni ñoom ñooy jongante wala boog ñoo dugg ci arène bi pour jongante, en tout cas moom li mu tegagun ci kaw taabal ji gisaguñu keneen ku fi teg lu ni mel. gisaguñ tamit ku engagé wu comme moom ni mu engagé. loolu yëpp ay élément la yu am solo. mbokk yi dinaa ñëw ci kanam tuuti ci photo bi nga xam ni moom la ñu dugaloon ci groupe bi di wone kii di président Ousmane Sonko muy joxe loxo wala boog mu jox loxo jigéen wala boog jigéen jox ko loxo mu jël. man dama leen di xamal ni bokkuma ci ñi nga xamee ni dañoo jàpp ni joxe loxo góor ak jigéen lu araam la. man moom gëwuma loolu nag débat la boo xamee ni loolu taxu ñoo jóg tey. defe naa ni yàgg nañ koo débattre foofu ci Sénégal waaye du lu ñu tax a jóg fii. démb gis naa ni sax am na ñu ci poser ay questions yu am solo, mooy est-ce que mbokkam la jege ñaaleem la koo xamee ni mën na koo jox loxo wala mënu koo jox loxo. man loolu c'est un débat inutile pour man, duma ci avancer. li ma bëgg rek ñu xam nga mooy ni man du loolu ci loolu lay juger nit ki ndax nit ki day joxe loxo wala joxewul loxo. li am solo mooy te bu fekkee dañu koy fal ci réew mi joxuñu ko faluñu ko pour muy joxe loxo ak bañ a joxe loxo, dañ ko fal pour compétence bi mu am pour mën a yore réew mi. est-ce que yor na ko wala yoru ko, est-ce que nit ku jub la, est-ce que nit la koo xamee ni dana xettali Sénégal dina ko yóbbu fu sori. defe naa loolu ci loolu la ñuy fale président de la république. waaye est-ce que président bi day joxe loxo du joxe loxo. defe naa réew moo xamee ni fal nañ fi chrétien, fal fi ay franc-maçon, fal fi lu ne. donc defe naa du loolu mooy li nga xamee ni moo war a gàllankoor Ousmane Sonko pour mu mën a nekk président de la république. loolu moo aju ci photo bi. leneen li ci des li ma bëgg a wax muy question boo xamee ni bu am solo la te journaliste boobu ñuy wax Yérim Seck posé woon ko bi mu génnee téereem bi, mooy laaj ko ni ko lan nga doon. mu doon question bu am solo nag boo xamee ni jàppoon naa ni sax ni intellectuel yi ak ñi nga xamee ni ñoo nekk ci média yi defoon naa ni waroon nañoo ñëwaat ci question boobu, ndax question bu am solo la ñu posé ko ab candidat ci réew mu mel ne Sénégal. bu ñu dégloo danañ gis ni moom Ousmane Sonko lim njëkk a wax mooy bokk na ci li muy tiitaroo sax moom danaan je suis le seul candidat bu ñuy laaj fan nga bokk. mais loolu dafa am solo parce que ki nga war a tànn war nga xam lan mooy ay jubluwaayam, lan mooy ay gëm-gëmam. ndax nit ki ci ay gëm-gëmam ak ci ay jubluwaayam ci lay tabax ay action. kon loolu lu am solo la ñu poser ko comme question.
waaye lam ca tontu gis nañ ko lam ca tontu mooy ni moom fépp la bokk ñu nangul ko koo xamee nee na fépp la bokk yàlloonte loolu nekk lu dëggu ndax nekk ab jullit boo nangoolee képp koo xamee ni ab jullit la nga nangul ko la mu woote te mu teg ko ci lislaam nga nangul ko rek maanaam bokk nga ca kon loolu nekkoon question bu am solo donte tontuwul nag ca question ba parce que loolu tamit dafa mat a bàyyi xel ndax tontuwul ca question ba maanaam tontu na ca moos waaye lañ soxla woon mu indi ko ndax képp ku yeewoo ci Sénégal ci arène politique bi ak sénégalais par sa nature xam nañu ni boo nekkul lii lee ngay doon mën ngaa bañ a doon murit mën ngaa bañ a doon tijaan mën ngaa bañ a doon xaadir waaye mën nga doon simple jullit boo xamee ni woote woo ni man fenn laa bokk waaye wax ni fépp laa bokk nag loolu ça pose problème ça pose un grand problème mooy de sincérité waaye tamit dafay poser ni kii nga xamee ni moo bëgg a wane ni fépp la bokk est-ce que du prétention boo xamee ni rek dafa bëgg waa këru diine yépp kenn ku nekk wuy si ko ndax kenn ku nekk day gis boppam ci moom waaye loolu sujet la boo xamee ni duñ ci mën a sori ndax bu boobaa dañuy duggaat ci biir intention doomu aadama bi di ko jéem a analyser ba pare bëgg ko ci atte te loolu xam ngeen ni xam-xam nanguwul loolu xam-xam nanguwul ñu def nit ki tegal ko lu ñuy tuddee procès d'intention ala kulli xaal liñ bëgg a wax foofu rek mooy ni réponse am foofu doyul des na lu bari ndax lu tax ndax dafa bàyyi aussi ay zone d'ombre yoo xamee ni mënoon naa leer li bon kay mooy bu fekkee ni dëgg moom dafa bokk ci wahabit yi wala mu bokk ci ibadu rahman yi moo xam ci groupe yooyu nga xamee ni ñoom du ñu jaaroo aw taal ak waa ahlu tasawuf mooy tarixa yi te ñoom jàpp nañu ni waa ahlu tasawuf ñoom du ñu ay jullit ay bokkaalekat lañu te kat bu leen yàlla mayoon doole ci réew mi ñu jëflanteeg ñoom ci kaw doole comme ni muy amee ci yeneen réew yi bu fekkee ni foofu la bokk nag bëgg a jot ci nguur mu jaar ci li nga xamee ni principe la ñu koy tudde at taqiya muy di feeñal loo xamee ni gëmoo ko loolu kon dana nekk lu garaaw lool ci Sénégal bu fekkee ni si toutefois que Ousmane Sonko fal nañ ko ndax loolu dafay indi division ci biir réew mi waaye tamit dana gàllankoor réew mi te mën naa indi sax ay jéeyo yu bari ci biir réew mi loolu tax gis naa ñu bari ñoo xamee ni ñu ngi koy attaqué ci côté boobu lañ koy attaqué parce que jàpp nañu ni ñoom moom loola la bu fekkee ni ñoom la ñu jàpp loola la jar naa attaqué ndax loola kat dafa nekk loo xamee ni taal na ay réew indi na ay jéeyo yu bari ci ay réew waaye nag nit ki nag balaa nga koy atte il faut que nga am ay argument yu leer boo xoolee ñi nga xamee ni ñoo koy attaqué ñëpp ci wàllu boobu ni su wahabit la ibadu rahman yi laak yu demee noonu boo ko xoolee ba ci biir da ngay gis ni lenn lu leer naññ loo xamee ni teg nañ ko ci taabal ji luy wane ni moom foofu la bokk mooy bu njëkk ñaareel bi mi ngi dox seen doxin parce que loolu tamit lu am solo la est-ce que moom bu dee ibadu rahman la wala mu nekk ci groupement wahabit yeeg ñu nga xamee ni dañuy saaga mag ñi di leen wax di leen yekk lu mel ne xeme est-ce que moom ci jëmmam est-ce que moom doxin woowu lay doxee li mu wane day du loola ndax buñ ko xoolee ba ci biir danañ gis ni dem na ci kër sëriñ si gis nañ ko mu toog ci suuf gis nañ ko muy sujjóot sax loolu yëpp def na ko
waaye am na ñoo xamee ni mën nañ ko interpréter ni dafa bëgg a jot ci nguur gi rek waaw ndax tamit am na ñoo xamee ni daan nañ ko def te tey jii bi ñu nekkee ci nguur gi lañ doon wax lépp weddi nañ ko loolu nag géopolitique la politiciens yi ñoom moom xam nañ nu ñuy toje bopp janax ñoom xam nañ ko ñoom politiciens yi peuple bi kay moo war a yeewu luñ ñutu kenn koo xamee ni bëgg ngaa doon président ñu xool say mbir bu baax a baax a baax a baax a baax loolu defe naa mooy li ñu war ñun kon Sonko daal a ngi noonu mooy candidat boo xamee ni il y a toute une polémique boo xamee ni moo ko wër ci xam dëggantaan lan mooy ay gëm-gëmam lan mooy ay conviction tout le temps da ngay dégg koo xamee dafa lay wax ni la man xam naa ko jege xam naa ak nangam wala wax nañ ma nii gis naa nii et cetera mais ba tey ji defe naa ne bu fekkoon ni am na ñoo xamee ni am nañ ci moom preuve yu leer naññi defe naa ne kon état du Sénégal moo ci jiitu moom mi nga xamee ni Sonko menace la ci ñoom ñoo waroon a mën a génnee donc argument yooyu pour wane sa waa ji ni moom lii la te bu faloo ci réew mi lii ak lii la fi def ba tey jii ba suñu joon yàlla tey jii ñu wax ak yéen état bi defagul lu mel noona maanaam gouvernement bi fi teew nii bi fi nekk nga xamee ni gouvernement APR la ba tey jii gisaguñu ñu doxin mu mel noona lañ fi jot a def kay mooy wane nañ benn discours am boo xamee ni muy wax ba ni dañ leen war a fusiller baatu fusiller ak yu demee noonu ñu jël ko bëgg ko taqal ni ab wahabit la et cetera donc kon ñooñu bu ñu amoon yeneen argument yu gën a garaaw yooye yuy wane dëggantaan ni waa ji loola la def naa ni kon dinañ ko génnee wala boog dañ ko denc génnee guñ ko dañuy xaar ba élection yi gën a jege loolu yëpp dafa bokk ci stratégie ak tactique yi nga xam ne moom la politiciens yi di def loolu kon moom moo aju ci point bi nga xamee ni moom laa bëggoon a leeral tamit ci Ousmane Sonko ci lépp loo xamee ni mi ngi jëm ci tuuma gi nga xamee ni moom lañ koy tuumaal waaye ma rax ci dolli ni am na benn analyse boo xamee ni ñu bëri dañ koy bàyyi tamit de côté mooy ni ñu bëri ci ñi nga xamee ni dañu jàng tubaab dem université di liggéey ci administration boo ci xoolee man de xam naa ci ñu bari ñoo xamee ni duñu doon ay murit duñu doon ay tijaan donte sax ci ay famille murit yenn saa yi dañuy génne wala ci famille tijaan waaye ñoom discours tarixa yi convaincre tu leen te loolu phénomène la bu xamee ni bu doy waar la ndax léegi bu ñu seetloo bu baax mooy dañuy gis ni tarixa yi ci ëpp bokk amatuñu discours boo xamee ni bu cohérent la discours diine bu am solo boo xamee ni ñu ngi koy présenter peuple bi waxuma la nag spiritualité boo xamee ni bu taxaw la boo xamee ni bu sell la bu ñuy wane li ñuy wane daal sëriñ si bu ñu ko wanee rek ñu ngi nekk ak politiciens yi ñu ngi mbirum xaalis mbirum nangam mbirum influence mbirum nangam rek ngay dégg donc loolu waxuñu nag ni amul ñoo xamee ni ñoom ña nga nekk ci lañ war a nekk ndax tarixa boo dem da nga fa dem fekk fa am ñoo xamee ni ñoom la ñu war a nekk ña nga ca ñi leen bëgg a xam nañu leen liñ bëgg a wax rek fii mooy ni ñoom généralement dañuy gis ni discours bu simple boobu nga xamee ni moom la ibaadu yi yor nga xamee dañ naan la qaala allahu qaala rasul donte xam nañ ni am na lu bari lu ca rax loo xamee ne du qaala allahu du qaala rasul loolu ñu nekk ci réseaux sociaux yi xam nañ ko bu baax a baax xam nañ ni ya toute une manipulation bu nekkaat ci ginnaaw ci texte yi ak ci compréhension des textes waaye li ma bëgg wax foofu rek mooy ni ñooñu intellectuels yooyu discours boobu moom la ñuy gënal moom mooy nekk bi nga xamee ni moo leen di gënal parce que lu tax parce que dañ ciy gis seen bopp ni discours la boo xamee ni doo dem di sëgg ci ab sëriñ doo fa nekk di sujjóot te libre l'islam lañ lay wax de manière générale et cetera donc doo gis sa bopp ci tarixa yi ni muy doxe nii ci Sénégal ni muy doxe nii nga xamee ni daanaka message spirituel dootoo ko déggati xilaafa gi ay ndono la donc loolu yëpp boo ko xoolee da ngay gis ni ñoom dootuñu gis seen bopp ci loola donc moo tax ñoom ñu ci bëri
dañuy jéem a gëstu leneen donc ci généralement nag ci message yu mel noonu la ñuy tombé donte nag am na ci dañuy am ay xarit murid am ay xaritu tijaan ñi nga xamee ni jàng nañ ci te yeewu te muus yàlla may leen basira danañ xam ni tamit ni ña doon woote ca tarixa yooyu nit ñu sell lañ nit ñu baax lañ dinañ xam ne Cheikh Ahmadou Bamba dinañ xam Alhaaji Malik dinañ xam Cheikh Ahmad Fouti dinañ xam seen ndaak moo xam bu Cenaba moo xam bu Ñaseeni Cheikh Abdoulahi Niass Cheikh Baye Niass ñoom ñëpp danañ xam ni kon ñooñu moom ci dëgg lañ nekkoon xëy na kay wa xalafa min baadihim xalfun rek moo amaat donc ginnaaw ñooñu am ñu ñëw seen ginnaaw te ñëw seen ginnaaw fa ñu waroon taxawuñu fa dëggantaan nañ waroon taxawee donc loolu laa bëgg a wone ni analyse boobu boo xamee ni mat naa bàyyi xel ndax ñu bëri ñu jàng tubaab dootuñu gis seen bopp ci tarixa yi ci ni muy doxee nii xamee ci niñ koy médiatiser nii ndax dañuy gis ni daal caaxaan bi bari na lool ci biir ba tax na ñoom dañuy dem gëstu ci leneen est-ce que Ousmane Sonko bokkul ca ñooña donc loolu yëpp ay piste de réflexion la yoo xamee ni mat naa bàyyi xel donc maa ngi ñëwaat ci audio bi di ñëw incha allah ci beneen fànn ci waxtaan wi ñu ñëw ci troisième partie ñu war cee jàngat projet bi nga xamee ni wala bokk ay tomb yoo xamee ni mi ngi ci biir projet Ousmane Sonko bi ci njëkk mooy ni danañ gis ni Sonko mi ngi wax ci franc CFA képp kuy wax franc CFA xam nga ni ñi ngi wax ci jamono ji lu ñuy tuddee une colonisation économique c'est-à-dire que ni tubaab yi ba tey ji ñi ngi ñu jàppe ay jaam ndax monnaie bi bu njëkk dañu doon jàpp en tant que doomu aadama yóbbu ñu di ñu jaay léegi bi ñu demee ba gis ni machines yi mën nañoo remplacer soxlaatuñu nit ki ndax defar nañu ay machines yoo xamee ni ñoom mën nañoo taxaw di leen bayal di leen defal lépp donc du soxlaatuñu nit ñi léegi kon li ñu soxla ci ñun mooy sunu koom li yàlla dëxëñ ci sunu biir suuf loolu la ñu soxla waaye tamit soxla nañu tamit ay cerveau loolu ñu tuddee fuite des cerveaux looloo ko indi dañuy ñëw def immigration choisie nga xam ne dañuy tànn ñi baax ci ñun borom xel yi ñu yóbbu leen comme nañ doon tànne ca esclave ya ñi am doole am kàttan am yaram wu rafet ñu tànn leen yóbbu leen léegi foofu la ñu toll léegi nag colonisation bi gën a metti mooy exploitation bi gën a metti mooy jaar ko ci sunu monnaie maanaam sunu économie yépp di dundal économie France loolu gis nañ ni Ousmane Sonko point boobu taxaw na ci te mi ngi koy xeex kon loolu atout la bu am solo boo xamee ni Ousmane Sonko mi ngi mëne combat boobu beneen bi ci des mooy ni Ousmane Sonko gis nañu ni tamit am na projet pour këru diine yi waaw il a un projet pour les familles religieuses au Sénégal loolu tamit nekk lu am solo loolu tamit dina ko teggil tuuma ci li nga xamee ni moom la ñuy wax ni ibaadu la bu fekkoon ni ci ñooñu la bokk defe naa projet bu mel noonu du ko wax wala bokk da koy wax te gëmu ko te loolu mënu guñ koo xam fekk jëlul nguur gi kon li ma bëgg a wax foofu rek mooy ni Ousmane Sonko am na projet pour këru diine yi nga xamee ni wahabit yi dañ leen di xeex ndax jàppewuñu ni ay juddit lañu Ousmane Sonko dem na aussi ci këru diine yi mi ngi dugg ak ñoom mi ngi jaxasoo ak ñoom ñu ci bari nag ci ñi nga xamee ni tamit dañuy contre Ousmane Sonko ni du ab murit wala du tijaan du xaadir du laayeen du ñaseen ñoom tamit jàpp naa ni war nañoo wëlbatiku jàkkaarloog fa ñu bokk wax ak ñoom baat yi may bëgg a wax ni leen comme yéen amu leen projet politique ndax yéen jàpp ngeen ni
l'islam bi mi ngi yem ci yor sa kurus wala ngay jàng say xasaayit fonk sa dëkk ba nga xamee ni mooy sa dëkk diine moo xam Tuubaa la moo xam Tiwaawan la moo xam Tayba Ñaseen wala feneen Njaasaan wala feneen wala bu fekkee ni jàpp ngeen ni loolu moom mooy yor Sénégal mooy foofu njuumte am na ca mag ñi fi newaan nga tàmbalee ko ca les Allemands yi nga jóge fa nga ñëw ci Cheikh Omar al Fouti nga jóge fa nga ñëw ci Serigne Touba ak Alaaji Malik Cheikh Abdoulaye Niass Ahmadou Cheikhou al Wuri Mahdi nga ñëw ci Mbaba Jaxu nga ñëw ci ñooñu ñëpp nga gis ni ay résistant la ñu woon wala boog ngeen gëmloo ma tey jii ni ma ñooñu nekkuñu woon ay résistant bu fekkee ne ay résistant nañu woon rek ñooñu amoon nañu un projet politique ndax bëggoon nañu aar seenu réew doon nañu défendre intérêt population bi loolu nag rôle boobu nag la sëriñu tey jii nag joué tun wala boog ñi ci ëpp nekkutuñu foofa fan lañu nekk ci li ñuy gis ci terrain bi yi ci ëpp ci ñoom bu ñu leen joxee la ñu soxla maanaam bu ñu amee ay jàng ñu indi leen ceeb indi leen dawlin ñu ci gën a xaw a am mbooloo ñu fexe ba dëkk sa dëkk ñu def tali mu jëm fa bu dee da nga soxlay forage wala ndox wala courant wala yooyu ñu fexe ba mu am fa yow kooku ngay wooteel yow xoolatoo ndax kooku ki ngay wooteel wala ki ngay woote pour ñu fal ko est-ce que kooku njariñ la pour askan wi est-ce que kooku mi ngi xeex intérêt yi Sénégal ci lépp loo xamee ni mi ngi koy def pour Sénégal donc kon gis-gis bi moo xat gis-gis bi moo tuuti ci diine ni mu taxawee ci biir Sénégal tey ji boo xoolee ba ci biir kër gu nekk say intérêt personnel ngay défendre ci lu ëpp loolu nag ba pare amuloo sax projet politique amul ko projet politique mooy ni waajaloo ci sa biir njaboot ñoo xamee ni ñoom mën nañoo jël réew mi waaw waajal boobu nag wax ju tënku la wax ju ñu war a yaatal la waaye fii du place am gis nañu fii ci Europe man ci Belgique gi ma nekk gis nañ fii parti bu mel ne CDH nga xamee ni parti bi à la base parti chrétien la ñu xam leen bu baax a baax xam seen jubluwaay waaye dañuy dugg ci arène politique bi di ci def lu am solo Sénégal nag tollaguñu foofu ba nga xamee ni tarixa yi fa nekk mën nañu créer une idéologie boo xamee ni mën naa taxawal ay parti di doxee gëm-gëmu maanaam tarixa booba parce que loolu lu am solo la loo xamee Sénégal defe naa war nañ caa jëm côté booba ndax bu boobaa duñu xaar ba candidat bi ñëw di proposer boppam waaye ñoom ñooy proposer seen candidat teg ko ci gëm-gëmu tarixa booba dooy joxe exemple rek tey ji bu waa Touba proposé woon benn candidat masalan candidat boobu li tax ñu proposé ko mooy dañoo jàpp ni gëm-gëm yi nga xamee ni ak li nga xam ni moom la Serigne Touba doon xeex moom la bëgg a taxawal ci kaw dëkk bi ci dëkk bi wala mu bokk ci ki nga xamee ni ci Cheikh Abdoulaye Niass la ñu xam ni kii nit la koo xamee ni ku gëmoon boppam la ku amoon xam-xam la ku dem yaatal l'islam partout la ku gëmoon Afrique la ba bind ci wala mu mel ne ko El Hadji Malick Sy nga xamee ni amoon na ay zawiya fu nekk ci Dakar ca Saint-Louis nga xamee ni doon xeex di combattre lépp loo xamee ni mooy colonisation intellectuelle maanaam al ghazwul fikri thaqafi donc loolu yëpp mu xeex ko donc bu fekkee ni kooku candidat booba tey kooku lay taxawee principe kooku lay taxawee bu bëggee war askan wi ñay jiitu ca ña nga xamee ni ñoo koy xeex mooy ña nga xamee ni ñoom la représenté ci gëm-gëm ci principe waaye loolu nag loo xamee ni xëy na lu xóot la lu jara yaatal la
waaye defe naa Sénégal mentalité yi ba léegi yegg wala boog yi ci ëpp yeggagul foofu tey jii ñuy waxtaane tey dama mës a xool benn reportage bu am solo boo xamee ni Al Jazeera moo ko defoon ci màggalu Touba mais reportage boobu maa ngi invité ñu bëri ñu dem xoolaat ko dafa waaji journaliste bi dafa wane ci màggal gi wax li ci xew ba pare mu daal di wax jàppatuma moo ya mu doon wax waaye am na lu bari lu ma jàpp ci la mu doon wax na fii ma maana laka aljumuu laka alxushuudu kulluha laka alwala laka aljaah walakin hada laysa lak mu wane palais présidentiel daal ni wa hada laysa lak mu ni yéen sëriñ si mbooloo yi day yéen a leen moom mbooloo yëpp a ngi seen loxo maas bi yëpp a ngi seen loxo ñëpp jox nañ leen cër jox nañ leen lépp luñ leen war a jox ci société bi rek jox nañ leen ko teraange yi ñi ngi leen koy yit bu dee aura bu dee réputation bu dee ak fonkeel lépp population bi delloo nañ leen ko waaye waa ji daal di tourné xool palais bi daal ni wa hada laysa lak fii daal moom nga moomut fii daal moom bu fi teg sa tànk bul wax lu ci jëm mu nekk analyse boo xamee ni bu am solo la mooy lan mooy ni sëriñ si actuellement ci Sénégal ni ñuy doxee mooy ñoo xamee ni waxuñu ci jël pouvoir waxuñu jëm ci jël pouvoir donte am na ay benn yoo xamee ni ñi ngi jéem waaye sotteegul waaye xilaafa yi nga xamee ni ñoom ñoo taxaw te muy xilaafa yu mag yi ba jàpp naa ni ba tey jii ci sama xam-xam mooy seen xam-xam ak seen gis-gis jëmagul côté booba comme niñ ko waxee léegi ci yenn parti yi nga xamee ni dañ leen di sos waaye tabax ko ci idéologie maanaam tarixa ba wala ci diine ja nga xamee ni ci lañ bokk loolu tamit mu nekk loo xamee ni lu am solo la lu mat a bàyyi xel la li ma bëgg a wax foofu rek ci gàttal pour résumer mooy ni tarixa yi amuñu projet politique pardon ñi nga xamee ni nag ñoom ñooy volontaire génn pour dimbali askan wi wala ñu ni ay politiciens lañ génn ku bokk fenn waa foofa ñoo lay jéem a jàppale te mën naa am bu boobaa bu faloo mën na leen wax ni leen kat man dama leen jëloon comme moyen rek pour accéder au pouvoir waaye gëwma dëggantaan ca la ngeen nekk loolu nag jaar na fi ay yoon moo tax kon loolu nekk na point bu sensible la bu doy waar la boo xamee ni Sénégalais yi ak tarixa yi yépp war nañoo ànd méditer ci jërë ngeen jëf. allo salaamaaleykum wa rahmatullah. donc ñu ñëw ci sunu audio bu mujj nga xamee ni ci lay terminer incha allah après ku am question mën nga ko poser ci li ma fi wax incha allah bu dee am nañ ci ay leeral ñu ci ñu indi ko ci incha allah li ma bëgg a wax rek mooy ni analyse la bu mat a bàyyi xel nag ci jamono ji ñu toll ci jëm ci élection yi mooy ni kii di candidat bi nga xamee ni mooy Ousmane Sonko bu ñu xoolee ni état bi booy xool ba ci biir Macky Sall laa bëgg a wax président attaqué wul Sonko comme niñ ko war a attaqué ci candidat potentiel boo xamee ni mën naa doon président xeex giñ ko war a xeex boo xoolee ba léegi xeexaguñ ko am na lu tax nag am na lu tax boo xoolee candidature Karim Meïssa Wade niñ koy xeexe nga xool bu Khalifa Sall niñ koy xeexe nga xamee ni ñooñu ay candidat lañ yoo xamee ni ñëpp xam nañu ni mën nañoo daaneel Macky Sall te ñoom ñoo xewoon avant Sonko di xew léegi nag Sonko fël génn
te boo xoolee ba ci biir mooy dafa mel ne état bi wala boog nguurug Macky Sall ñi ngi koy xàllal yoon boo xamee ni sax bu ñuy xool ba ci biir réputation bi mu am ci ñetti weer yi ñu génn lu ci bëri état bi daf ko yombalal. dinaa leeral li ma bëgg a wax leeragul waaye dina leer li ma bëgg a wax rek mooy attaque biñ ko war a def biñ ko war a attaqué dëggantaan attaqué wuñ ko parce que lu tax parce que ils sont en train ci sama xalaat ak ci éléments yi nga xamee ni moom laa am ñi ngi koy préparer pour mu nekk premier homme bi nga xamee ni moom mooy nekk chef de l'opposition bi nga xam ni moom moo ëpp doole lu tax parce que yeneen candidat yi ku mel ne Karim ku mel ne Khalifa Sall ay candidat la ñoo xam ne dañu am parti boo xamee ni dafa yàgg waaye tamit dañu am base ñoo xamee ni tamit xam nañ lan mooy élection ñoo xamee ni tamit bés bu ñu demoon ba ñu gagné leen ci élection présidentielle te ñu jàpp ni ñoom ñoo gagné dëggantaan ñoom duñu d'accord ci ni wala boog du yomb ci ñoom ñu jël seen téléphone féliciter président bi te mu leer leen ni kenn gagnéwu leen ku mel ne Ousmane Sonko nga xamee ni mi ngi soogay génn bind livre présenter un programme crédible aux Sénégalais nit ñi commencé di ko gëm ci diggante bu gàtt bi bu demee élection dem premier tour deuxième tour ñu gagné ko ci moom lay gën a yombe mu jël téléphone am féliciter Macky Sall parce que day am yaakaar ni kon léegi élection yi ñuy dem dans 5 ans moom moo koy remporter bu ko defee day gën a sedd ci Macky Sall day tax day valider candidature Macky Sall maanaam au détriment de l'opposition xaw ma ndax dégg nañ bu baax a baax li ma bëgg a wax mooy ni état bi mi ngi xàllal yoon kii nga xamee ni moom mooy Ousmane Sonko parce que Macky Sall moom la bëgg a jàmbaar lool ndax bu jàmbaar loog moom amagul expérience u état amagul expérience u élection ay basam sax ay béréb yoo xamee ni sax mën na am du fa am benn représentant kooku day neex a battre te kooku mu nangu def itam mooy gën a yomb ñi nga xamee ni ñoom yàgg nañ ci parti am nañu base ba pare jàpp nañu ni ñoom ñoo gagné ba pare ñu nax leen ëpp leen doole pour ñu nangu ni gagné nañ leen kon Macky Sall dem jàkkaarloo ak ki nga xamee ni moom mooy Ousmane Sonko mooy li nga xamee ni lépp analyse yépp foofu la jëm mooy ni c'est ce que Macky Sall cherche te xam na ni foofu la mën a amee victoire boo xamee ni dañ koy reconnaître waaye tamit du parti boo xamee ni am na moom parti Sonko du parti boo xamee ni mine de résistance parce que ñu bees lañu te ñi ëpp ci ñi nga xamee ni ñoom ñoo ko gëm topp ko ñu ci ëpp sax booy xool ba ci biir bitim réew la ñu nekk kon du ñooñu ñooy xamee ni ñooy wàcc ci terrain bi au Sénégal pour di xeex di taal ay oto di dugg ci di def ay mbir yoo xamee ni pour wane ni dañuy contester li nga xamee ni moom mooy résultat yi nga xam ni moo war a génn mois de février jërë ngeen jëf ci analyse boobu lay mujjee mu mat a bàyyi xel nag wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw sëriñ bi maa ngi lay ziar bu baax waaw man tey ñëw ma pour wax kan la programme parce que ñoom ñëpp liiruma seen programme donc mënuma tëb wax ni diw moo gën a baax le programme parce que am na ci candidat yoo xam ne gisuma seen programme liiruma seen PSE donc li ma wax daal mooy li nga xam ne gis naa ko ci terrain bi ki nga xam ne moo ci yore discours bu leer jege peuple bi di wax ak ñoom di def ay meeting di wax mën na am sax ñeneen ñi ñu ngi koy def waaye xëy na c'est pas fort médiatisé ba tax na nit ñi amuñu ci accès waaye daal moom mi ngi wax loo xamee ni ñu ci bari ci Sénégalais yi neex na dégg lu jub la lu correct la loo xamee ni dana jox ndaw ñi ambition lii daal moom mooy li nga xam ne moom mën nañ koo témoigner ci moom
léegi nag est-ce que candidat bu baax la ak bu bon la loolu kenn ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp ndax man ki may woteel defe naa kenn du ko xam man dong maa ko xam wala boog xëy na bu dee am na ku koy xam xëy na sama soxna la koo xam ne xëy na dina ma jege dina am ay confidence yoo xamee ne xëy na dinaa ko wax waaye nit mën daa fan mënta xam à part li ma la wax nii koo xamee ne xam na ni kan laay woteel loolu dama koy garder pour man parce que man dama jàpp ni woote amul lu ko gën a nekk responsabilité ci kaw suuf surtout ci sunu réew yi nga xamee ni nit ñi dañu sonn nit ñi dañuy dund situation yoo xamee ni doy na waar man sama soxna tey jii bu doon dem hôpital dama koy dugal ci sama oto yóbbu ko wala ma jaar la ko ci transport en commun yi nga xam ni boo génnee sa buntu kër da ngay xool ci sa téléphone xam ni bus bi dana fi jaar dans 5 minutes wala ñun la métro bi dana fi jaar dans 2 minutes nga jël ko yóbbu ko nga soxla taxi bi yegg si léegi nga woote rek sa téléphone mu yegg si léegi wala nga yónnee message taxi bi yegg si sa buntu kër léegi ñu jël sa soxna yóbbu ko hôpital bu demee hôpital kenn naan ko am nga jënd nga quittance ak jëndoo quittance ak taxawal ci rang beeg di wax ak sa sox di la engueuler ci hôpital bi loolu yëpp du ca am la cay am mooy dañ koy jël en charge yóbbu ko toppatoo ko ba nga yow nga xamee ni yow africain nga ñëw ci dëkk tubaab da ngay rus gis ni ñuy fonke nit ak nuñ koy terale yow nga nekk ci réew moo xamee ni réew mu ndóol la réew mu ñàkk la réew moo xamee ni dafa dellu ginnaaw ñu ciy fal ay njiit yoo xamee ni tukki nañu dem nañ ci dëkk tugal yi gis nañu réew yi avancé yi du ñu avancé xam nañ système bi xam nañ lan mooy peuple xam nañ lan mooy responsabilité defe naa ni ku dem ba jaar ci loolu yëpp boo jëlee sa carte ba di ko sànnil diw war nga am conviction bu leer ni wala bokk yaakaar bu fort ni kii askan wi la fiy nekkal donc c'est une responsabilité wallahi al azim man damay wax ak ñi nga xamee ni ñoo nekk ak man ni leen woote man comme julli laa ko jàppale moom ak julli laa yemale woote ak julli laa yemale ndax julli responsabilité la sa diggante ak sa borom waaye woote responsabilité sa diggante ak jaam ñi ak askan wi ndax yow bokk nga ci ki nga xamee da nga koo fal te xam nga ni kii c'est un corrompu xam nga ni kii baaxul waaye xëy na daf la arrangé wala jàpp nga ni bu faloo mu fal la wala mu fal say mbokk moo tax nga di ko woteel waaye loolu tegoo ko ci ay principe yu leer yoo xamee ni intérêt askan bi ci la nekk yooyu nag dafa mel ne dafa laaj beneen yoon bu ñuy waxtaanal ci yu mel nii ñu waxtaan ci lan mooy voter mooy lan ak lan mooy responsabilité yi ci nekk defe naa loolu ku ko xam booy campagne di nga xam bu baax ñi ngay campagne booy wax ci politique di nga xam bu baax li nga ciy wax ndax lépp looy wax ça t'engage surtout bu fekkee da nga nekk koo xam ne porteur de voix nga da ngay wax nit ñi di la déglu war nga seet yàlla war nga xool askan wi war nga yërëm askan bi ci sa discours